di gën a fës ci yéenekaay. ñu ànd si ak l'observateur. waaw l'Obs moom tey dañ ñëw di xam nga fan yi njombe coow li fi am donc mu nekk ci wàllu xëccoo yi nga xam ne am na fi ci mbiru pétrole bi. donc dañ ci tuumaal ci Alioune Sall. donc ki nga xam ne moom mooy Djibril Amadou Kanouté rek nekk ancien DG bu Petrosen donc mooy ñu kër gi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu pétrole ñoom nee nañ. ñoom dañ ñuy expliquer nan lañ def ba convaincre Macky Sall ba pour mu bàyyi rakk ji mu dugg ci pétrole kon mu mel ni dafa nekk loo xam ne ci diggante page 3 4 5 6 ak 7 maanaam juróomi page yoo xam ne l'observateur jagleel na ko mbiru pétrole boobu ñu waxtaan ki nga xam ne nag moom mooy Abdoul Mbaye di ancien premier ministre moom it am na ay kàddu yoo xam ne jox na ko si moom nag am na nenn nu mu ko gisee maanaam ci faute de communication yoo xam ne Alioune Sall def na ko kii demee noonu daal mu nekk loo xam ne waxtaan nañ si waaye fële nga xam ne moom mooy Louga njombe dafa am daal benn waykatu xaw ma ku muy tàgg nag parce que dama yaakaar ne du tàggkatu yonent bi daa jàpp ab xale bu am fukki at ak ñaar violé ko siif la ko def loolu de waaw defe naa viol la de du siif waaw viol la donc mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla lu ñaaw la Salif Sané tamit moom nee na moom ci milieu terrain bi la gën a nekk à l'aise daal kooku bu ñu ko fa tegee daal moom moo gën. Sud Quotidien nag gis nga soupçon corruption yi nga xam ne am na ci contrat pétrolier yi xam nga pétrole nag dafa nekk loo xam ne moom daal xam naa daa ànd ak coow donc fan yii nag pétrole beeg gaz bi nekk na loo xam ne coow stabilité moo fi am de. waaw donc ligue sénégalaise nag des droits de l'homme ak RADDHO ñoom nag dugg nañ ci danse bi ñoom it ñii nee nañ dañuy porter plainte ñii nee nañ daal dafa am ay yeneen mbir yoo xam ne daal dinañ si dugg donc loolu nekk loo xam ne gàllankoor ak jafe-jafe bu yaatoo yaatu moom moo si nekk ki nga xam ne nag moom mooy Amath donc moom mooy président CAF xam nga dañ koo jàppoon France barki de waaye bàyyi nañ ko amuñu benn charge bu ñu tamit amuñu benn charge dañ ko jëloon rek pour poser kay question voilà donc mi ngi noonu nekk na li nga xam daf si bàyyi conseil des ministres bi am démb tamit xam nga président Macky Sall mi ngi doon vraiment wax ne nañ xoolaat affaire yi daal lépp lu jëm ci wàllu ressources pétrolières yi daal nañ ko xoolaat ñu taxaw si bu baax a baax àll dëgg la Vox Populi waaw Vox moom dafa ñëw mu ne BP moom mooy British Petroleum ki nga xam ne moom mooy seen directeur bi daal moom nee na vraiment gars yi dañ juum waaw wax dëgg yàlla BBC daal ñoom la ñu wax moom non vraiment njuumte la quoi te ñoom yaakaar ñu woon ne journal bu toll nii kii nu mu tudd sax BBC groupe de presse BBC dina am yenn façon wax yoo xam ne dinañ ko def léegi ñoom si ñoom nee nañ sax ci biir loolu ñoom bàyyiwuñu sax pour porter plainte ki nga xam ne moom mooy BBC. waaw donc la may du gën a ñaaw. déedéet. doy na waar non mais c'est que ñii ay multinationales lañ. bu ñu demee ba ne dañuy porter plainte c'est parce que am na lu leer lu ñu kii parce que tamit dañuy sauver seen intérêt voilà donc déjà loolu nekk na li nga xam ne accident yi nga xam ne dafa am ci réew mi fan yi ndeysaan benn gendarme yàlla moom na bakkanam moom it ci benn accident démb waaw kon déjà loolu daal nekk na li nga xam ne daf si taxaw mu nekk loo xam ne daal lu doy waar la donc CDC nag mooy caisse de dépôt et de consignation employé yi ñu ngi jàppale seen directeur mooy seen warugal di mooy seen war waaw kon déjà loolu dafa nekk loo xam ne lu taxaw la absolument waaw laas it soo mu ñëwee ci xët bu njëkk ñi ngi wane benn photo Alioune Sall bu yànj sax ñu ne daal CDC caisse de dépôt et de consignation ñoom ñëpp def nañ bloc ci gannaaw seen directeur général waaw maanaam daal duñ ko bàyyi mu nekk yoo xam ne cellule de communication bu Benno wax nañ ci bu baax waaw wax nañ ci bu baax BP ñoom it xam nga dañ leen ci tudd. c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît ses vrais amis. voilà donc kon fi mu nekk nii Alioune Sall daal moom mi ngi ràññee di tànn ñi nga xam ne ñoom ñooy ay vrai xaritam donc kon déjà loolu daal nekk na xam ne si ba léegi sax président Macky Sall mi ngi def répartition revenu ku nekk li nga ci war a am. nañ ci waaw man daal dama yaakaar ne pétrole bi yàlla ñu ci yàlla musal indi ñu ci jàmm. coow li bëri na jàmm rek la si indi. incha allah jàmm rek coow dafa non c'est que coow dafa bëri de. jàmm rek mooy am te yow loo xam ne yegg seegul. yow daa mel ni comme jigéen bu wan lor am 3 mois rek ñu commencé di lijjanti ngénte beeg di xëccoo ne man lii laa war a am ci ngénte beeg leen. jàmm rek mooy am yàlla na jàmmam. le soleil moom dafa ñëw moom noo kiyam bu njëkk moom xëtam bu njëkk ci Sadio Mané la ko indi. Sadio Mané daal la jël daal moom def ci moom 11 d'or waaw ngan di dossier waaw léegi daal vraiment tarkal la léegi nag cursusam apport bi mu war a indi ci CAN beeg yooyu yëpp wax na ci soleil daal tey moom wax dëgg neex yàlla tey ci xëtam bu njëkk moom ci loolu la wax li ko dagee page 23 ba 24
donc si la ci wax donc déjà loolu feeñ le na mérite. waaw léegi nag ki nga xam ne moom mooy BBC ay li ñuy wax ay fake news xam nga yaa ngi ko doon dégg fan yële donc fake news yi ñëw na daal léegi dossier noir yu BBC yi nag fi mu nekk ni gars yi ngi commencé di leen gis nag parce que daa mel ni ñoom daal am na lu ñuy def loo xam ne daal lu yéeme la dëgg la waaw les échos. waaw les échos ñoom dañuy ñëw ci Sadio Mané 11 d'or devant Messi ak Mbappé ak Cristiano Ronaldo booy bi yal na ko lafal ca dégg naa 53%. dafa Messi am 27%. Mbappé am 7%. dafa waaw léegi nag waaw ballon d'or bi nag nu muy demee. bi doy na waar waaw mais comme nit ku ñuul la. doy na waar. comme nit ku ñuul la moom. daanaka xam nga loolu dañ ko yàgg wax man dama gëwuma ko woon. waaye nag sa waay. est-ce que xam nga ne football lobby la. doy na waar de. business la lobby la business la teg deal la. doy na waar donc comme moom daal nit ku ñuul la te jox nañ ko 11 d'or. moom daal sant yàlla. waaw moom daal mbir mi daal waaw donc affaire bi dafay nekk loo xam ne lu doy waar la donc Sadio Mané mooy 3e joueur africain bi nga xam ne am na kii bi. les échos waaw les échos moom loolu la wax donc ñu ñëwaat fii nii ndeysaan Golf Sud. benn xale dañ ko siif te xam nga kan moo ko siif ku mu bokkal classe papaam. kii waxuma la kii dañ ko war a taal. yow sa xaritu doom ñu bokk classe yow nga siif xale bi. yoon dina ko teg loxo de façon. mais de façon c'est normal ah. yoon dina def liggéeyam. waaw donc kon déjà loolu dafa nekk li nga xam ne daf si taxaw donc arriéré de paiement na de 3,3 milliards yi nga xam ne Prodac ak Locafri ñoo ko am donc loolu nekk na loo xam ne nag Green 2000 ñoom nee nañ fi ne dañoo bëgg a génn dëkk bi ba fay rompre contrat bi parce que ñoom xamuñu doxal bi. man nag c'est que Prodac nag dafa am problème depuis 3 ans. mais waaw xam naa ministre bu bees bi la Ndour je veux dire directeur général bu bees bi Ndour incha allah rabi xam naa ne si na ay saafara ànd si ak Néné Fatoumata Tall Mbaye. bu mooy ministre de la kii ministre de la jeunesse. bonjour Magui. ministre waaw mooy ministre de la jeunesse donc moom loolu la ci wax donc mu nekk loo xam ne nag affaire bu doy waar la ah. le Walf Quotidien. waaw Walf moom dafa ñëw nee na PDS. moom fi mu ne daal sotti na diwlin ci safara si. ci lañ dëkk. waaw moo tax it dafati nañ bu dee si lañ dëkk def nañ seen mënin. waaw sotteeti nañ daal diwlin ci safara si mu nekk loo xam ne daal fi mu ne nii mbir maa ngay jax maanaam cin li daal moom tàng na. bax na it fu ne lay baxee donc déjà loolu daf si taxaw. le quotidien. quotidien moom nee na Macky ci boppam dafa annoncé benn information judiciaire. waaw information judiciaire daal moom la wax ci digg affaire Alioune Sall ak BBC donc déjà loolu nekk la li nga xam ne daal affaire yi fi mu ne def état bi ak BP ak Petro-Tim ak Alioune Sall yëpp ay ñun dañuy opposé wu yeneen parti yëpp dañu taxaw donc loolu nekk loo xam ne wax dëgg neex yàlla lu doy waar. te si conseil des ministres tamit am na benn projet de loi bu mu génnee pour répartition revenu au pétrole yi waaw ku nekk xam naa loolu lu baax la nga xam foo ci voilà loolu lu baax foo ci béytee coow li ma ñu voilà témoin moom dafa ñëw ci li nga xam ne moom mooy problème scandale lu 10 milliards de dollars mais al 10 milliards de dollars bëri na rek mooy 6550 non 5810 milliards de francs CFA. mooy loolu. waaw loolu mooy xam ne da ngay xola da ngay dund ba dee daal. non yow doo dund ba dee deewaat sa 4 générations yi ñëw ci gannaaw. non 4 générations non 4 générations. tuuti xam nga la 50. waaw bilaa parce que xam nga 1 milliard mooy ñaata. mooy chaque jour ngay dépasser 50 000 pendant 90 ans. waaw chaque jour laa wax rek. nga taal 50 000 pendant 90 ans. waaw kon déjà loolu dafa nekk loo xam ne lu doy waar la. Dakar Times moom dafa ne daal xale yi nga xam ne dañu nekk ci mbedd bi daal di wër di tambaambaalu di taxawaalu moom ay danger ñu leen nii siif ñu leen def état bi ci boppam day déployer police yi pour ñu lijjanti leen. d'accord maire de Saint-Louis sax gisoon naa ko si journalu kii TFM. mu naan dafay waxtaan ak ñi yore daara jeeg yooyu ñu xool naka la leen mën a dimbale pour que xale yi mën a toog si bërëb yi. waaw bañ a génn si mbedd bi. loolu daal il faut ñu taxaw si et puis xale yi bañ a nekk di yelwaan. absolument tribune. waaw tribune moom li mu wax dafa ne fi mu nekk nii daal état bi moom mi ngi paniqué loolu lañ bind waaye nag Alioune Sall ci boppam mi ngi tënku ci dara léegi nag ci biir loolu conseil des ministres bi moom démb waxul ci sujet bi lu bëri. jël nañ daal ay mesures nag mais jël ñu si léegi nag Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne moo nekk Géejawaay. xanaa xamoo Macky Sall yow. dafa garaaw benn yoon lay wax. politicien la benn yoon lay wax mooy Birima. yii du jaaraat si wax. mooy kii Birima. boo xee ren dootul wax def. ni tekk nag pare na ci de. dem moom conseil des ministres yi waxul sax lu ji jëm.
jàll na ci leneen donc mu nekk loo xam ne lu yéeme na léegi nag Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Géejawaay ñoom tam def nañ vraiment benn blog jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy seen nu mu tudd sax moom mooy seen responsable mooy seen quoi libération nag dafa indi ci njombe maanaam daal suñ suuf gi moom forêt classée bu Bandia coow am na fa de 236 hectares ne moom lañ jox benn waay bu tudd Layus waaw moom nag réserve de Bandia am na foofu espace am 236 hectares bëri na de moom lañ ko jox de libération nag moo ko wax xaw ma nag léegi nag bu gars yi duggee ci biir dinañ gis li nga xam ne moom moo fa nekk. kaay ma wax la benn affaire nag. voilà libération comme ni ma la koy waxee. ñoom lu ñu wax. takkal téere. lii bëri na de. 236 hectares. moom lañ séddee daal ki nga xam ne mooy Lat Fala Layus. donc moom daal lañ ko jox xaw ma nag lu mu fa bëgg a def. dem leen gëstu ko. xaw ma nag lan la fa bëgg a def daal. mais loolu nekk na li nga xam ne daf siy taxaw. réew mi moom. ki nga xam ne moom mooy directeur général bi wala BP ci boppam ñoom nee nañ Aliou Sall li ñu koy jiiñ dara amu ci ñoom loolu la ñu wax nee nañ daal li ñu koy jiiñ daal dara waa kii Macky Sall nañu leeral yëpp rek. waaw Macky non BP moom xam nga dañ ko jee tudd ñoom xam nga duñu ñu ndaw parce que ñoom ay Brésil ay kii lañ ay anglais lañ comme ni BBC nekkee ay Angleterre de parce que ñoom ñooy British Petroleum donc kon BBC ma ñoom nee nañ seet yoonu Aliou Sall diplomatie daal dugg entré en jeu daal moom la oui gis daal waaw moo tax bon voilà quoi. voilà donc Macky nee na lii moom tentative de déstabilisation la te ñoom duñ ko nangu ñoom duñu nangu ñu déstabiliser réew mi loolu moom bakkanam la ci teg. nañu dalal xelu nit ñi rek. loolu la ci commencé na ko def na ko continuer. waaw moom daal nee na def si ki nga xam ne mooy gouvernement du Sénégal nee na moom day porter plainte moom ci boppam. Aliou Sall nag moom nee na moom xel xalaatul sax rombul xel bi sax muy démissionné. loolu du ko def moom. waaw du ko def nag léegi nag ci biir loolu gars yi ñu xool ci biir xam nga yaa ngi fàttali ko nga xam ne dañ ko jàppoon muy Amadou Wuli Diallo. waaw am na lu ñu ci wax de. jàpp nañ ko wala jàppuñu ko. jàppuñu ko mais kii bi Macky Sall nee na bi mu dajee ak pharmacien nee na ñoom situé nañ responsabilité yi ba xam kan la donc dinañ ci jël ay teg ay kii. dinañ ci jël ay kii yoo xam ne daal dina ci nekk. stade de tàggat yaram. ñu dem ci wàllu tàggat yaram Sadio Mané. yére bi rafet na Sadio jox ma yére bi. waaw mais yow tamit kii mooy record xam nga ne ay photo yu rafet la ñu am bàyyi ma ñëw ci stade dafa rafet na yow tamit Sadio Mané nee nañ écrasé na Messi. Mbappé ak Cristiano Ronaldo moom li mu leen def moom vraiment doy na waar trop donc loolu nekk li nga xam def si kii xam nga barki de maa ngi la doon wax sama booy lion booy jàmbaar yi. booy guerrier non fàttaliku ma dama lay wax sama booy guerrier man sama booy guerrier yi non man sama booy yow ñu mag ñi ñooy say gaañ waaye ñu mag ñi ñooy say gaañ waxal wax ji man sama booy yi Corée du Sud la ñuy dajal de dañu am ndam bon Corée bi ma leen gisee ñuy football ak Japon bu dee ñun dañuy dem demi-finale jeex na incha allahu rabbi maa ngi ñaan yàlla loolu mën a dañ koy gagné loolu mën a sotti donc kon déjà loolu nekk na li nga xam ne bien vrai que nag entraîneur bi Youssouf Dabo mi ngi dànkaafu parce que nee na Corée nekkul équipe bu neex a manœuvrer quand même dëgg la quand même waaw parce que dañu ndaw et puis ils sont très techniques donc dañu kii ci 23 lions yi xam nga Coupe d'Afrique bi day ñëw commencer le 19 daanaka yegg si na peut-être ci 23 lions yi daal ñoo yegg si Sadio Mané ak Alfred Gomis daal ñoom ñoo xam absenté xam naa Sadio comme dafa nekkoon ci 11 d'or beeg yooyu donc Alfred aussi nekk ci yeneen mbir donc xam naa ne loolu moom moo taxoon mu ñëw. record suñu journal. waaw suñu journal bi nag photo bu mucc ayib la génn ci Sadio Mané ñu ak 11 d'or bi. waaw loolu dafa rafet trop moom lii dafa mel ni ay buum la de. waaw tissé. booy ñoom doy na lii tissé la. waaw xam dafa na daal. kii ka ay buum la de. doxal wax ji. kii buumam bi doy na waar waaw Sadio nag xamal na ne fu sore la jóge laata muy am 11 d'or bi fu sore. donc kon déjà loolu waaw loolu nekk na loo xam ne vraiment lu yéeme la donc ci biir loolu daal nekk na loo xam ne tax na Palais nag tey jii dina am gan Lions yi dañuy dem jëli drapeau bi. dëgg la pour mën a dem fële nga xam ne moom mooy coupe d'Afrique coupe du monde bi. su ma juumalee dina nekk en direct sur TFM. Mais TFM mooy télé de xam nga et puis vraiment te waa record xam nga dinañ fa yóbbu seen reporter yi. donc dara waaw incha allah rabbi bu subaa bu neexee suñu borom lépp li nga xam ne rek amoon na fa record dina ci ñëwaat IGFM dina ci ñëwaat TFM dina ci ñëwaat ak man mii nga xam ne ñoo nekk fii ci King ak Lobs donc voilà dinañ si ñëwaat. suñu làmba. suñu làmb daal kii nga xam ne mooy Ibou Diouf
moom mag la wala rakk ci Modou Lo nee na Modou Lo daal day delluwaat buum ca goy goy maanaam daal la mu defoon Eumeu Sène non fa la bëgg a jaanaat rek du bàyyi de doj lay dajal de doj lay dajal Eumeu Sène mooy doj waaye jaar naa fa la wax de jaar naa fa combat bi daal dina ne xamuñu kan mooy gañe nag yàlla na yàlla may voilà Modou Lo daal moom nee na ñoom waa kër Modou Lo nee nañ 2-0 booy 2-0 de loolu la waa ji wax nee na daal Modou Lo moom 2-0 day am yàlla bu yaakaar léegi nag gars yi ngi xalaat 1-1 wala 2-0 xam nga Modou Lo amoon na match bu mu joué woon bu waroon égaliser xam nga man lan laay wax mu ne nii prolongation moo nar a am prolongation leer laa la wax foog nga ko non combat bi day métti Eumeu Sène mais xam nga pour combat bi métti ñoom est-ce que gis nga Eumeu Sène nu mu toogee si trône bi si spot bi ñu jàllale TFM toog na moom xala kii Modou Lo taxaw naan waaw mais nag dafa nag waaye mais nag wuy ma Modou Lo sekk na de man ni ma ko gisee ci télé bi booy bi dafa sekk de dafa nànk de bu dee parcelle bi dafa doy waar de dëgg la nag kii Eumeu Sène moom fii mu toog nii xam nga waa Pikine dañoo namoon man daal xam naa dina métti no day métti dina neex dina métti waaye nag xala prolongation dina am de waaw non combat bu neex lay doon parce que Modou Lo moom jaaroon na fa làmboon na xam na fu nooy day gaaw wala mu yàgg waaw Eumeu Sène nag defoon na erreur ba ñu daan ko léegi nag ci biir loolu defaat na ay preuve am ba am ba jot ci couronne bi caaxaan du ko parce que booy Pikine nii du couronne bi seen baggan lañ ko teg du ñu bàyyi mu romb la jàpp tey teel non mais xam nga c'est que doy waar waaw dafay yéeme de nit comment dina neex non day neex léegi nag ci biir loolu Boy Niang 2 ñëwaat na de sam booy bi waaye nag waaw mais nag bii baax gars yi nee nañ Boy Niang defal nànk de la dëggee 2 mooy favori à 70%. ah bah oui Boy Niang 30% lañ ko jox foog nga ko mais loolu mooy logique booy bi dafa garaaw de 30% daal lañ ko jox 30% daal lañ ko jox mais dara xola na ko indi ba 50% après weesu loolu amul benn problème waaye lak moom lak mi ngi 70% de lak mër la de léegi nag moom pour mu gagné booy bi daa dem ba France recruter fa benn boxeur français mooy pour ay telli tullu pum sport loolu la ko bàyyi lutte bi dafa toll foo xam ne saa yi sport complet nga la war dem na recruter benn boxeur français ba pare fi muy entraîner ak camp de base bi gars yi xamuñu ko moom nag fi mu ne nii ci tànku massacré Boy Niang ci la nekk ci la taxaw massacre nag bu nu fa am déet moom ci tànk ba pare li ci gën a graaw mooy sunu làmb en rouge la ko bind maanaam massacré ci xonk rek waaye xam mu baax mënul massacré Boy Niang men mënu ko massacré waaye yow xala combat bi dina dagan dina neex dina takarnaase waaye nag que le meilleur gagne booy bi gannaaw la de en tout cas la dëggee daal xam naa li ko booy bi doon di ko dankaafu fan yee ci gannaaw la ne booy bi kii xaalis ma teel a jóg ci mu lijjanti ko parce que booy bi da ngay waat day teggi ndawal affaire bi ni na lëj de mi ngi noonu daal donc loolu moom moo ci am amin ki ko yellal waaw donc Caaroy tamit xam nga am na fi benn combat boo xam ne loolu aussi doy na waa booy Gris 2 ak Reug Reug dégg naa kii Gris Bordeaux Gris Bordeaux mi ngi lay wër pour nga am combat kan ak kan waaw parce que nen li ngay wax si rakkab bi neexu ko kan ak kan yow Gris Bordeaux man benn bu mag bi booy bi mën a dóore booy bi doon xeex ak kii tam doon xeex ak Eumeu Sène dama luy tëj te muy yëkkati tànk yi nii waaw mu ne kan lay wër yow lay wër man mi nen li nga wax si frère am neexu ko non mais man booy bi frère bi laa faral oui d'accord toojuwul donc moom jaratul mu may wër léegi waa kër lay lëg yéen laa faraloon semaine bee mais comme bii ñu ngi may menacé ñii laa faral léegi man amul problème graaw faro fenn waaw moom wala yow Seydina Omar jaajëf waaw mais ñu tàggatoo bokk waaw vraiment di kontaan ci ñëpp donc xëtu yéene kaay donc kon li ci gën a fës rek gis nga moom moo jëm ci wàllu affaire yu Petro-Tim bi coow bi nga xam ne am na diggante Alioune Sall ak reportage bi nga xam ne waa BBC def nañ ko donc gis nga coow li ci am yëpp donc ku ci nekk nag yaa ngi jéem a setal sa der donc pour ñu xam nan la wànnent di mujjee ay gëtam ñii ñi ngi ne dañuy porter plainte et tout donc nit ñi daal nañu seetaan mais man daal li ma ci mën a wax daal al mooy boo la nekkee ci dëkk ñun ñëpp ñu nekk ay sénégalais man du ma nangu sénégalais di dem di ànd ak étranger pour xeex sénégalais mukk kenn àndu si man loolu ànduma si ñun ak lu mun a xew donc c'est un sénégalais nañ def bloc autour de ce sénégalais ba pare léegi nag bu loolu féetee boor ñun ci suñ biir ñu fóot suñ póotum biir dëgg la de man gis-gis 50 000%. man gis-gis boobu laa gis man mënu ma nangu tey jii Alioune Sall ñu teg ko bu ko sànni ci four crématoire bi te ay sénégalais ci boppam bugg a jël taal bi bu koo kos moom mu tàkk man loolu pour man dama jàpp ne loolu du sénégalais sénégalais na ànd ak sénégalais bi ba ñu pare xam nga mosoo gis américain même bu tooñee ci biti rek wala day leer moom mais mooy li ma la américain wala tubaab
même bu ñu tooñee ci biti américain bi la ñuy faral. moo yéen léegi nag bu ñu paree nag ba Amérique ba loolu noonu jeex léegi nag ñoom bu ñu demee seen dëkk ñu def seen potum biir donc kon man aussi sénégalais yi man loolu laa leen di ñaan. te États-Unis tamit raison d'état bëri na fi de. waaw non d'accord na mais man li may ñaan mooy daal sénégalais yi comme ñun nañ ànd ak suñu mbokk sénégalais Aliou Sall sénégalais la ay tubaab ñoom ñoo jël pour xamuñu ci ban intention lañ ko defee ndax dañ ko bëgg a nuire wala wax nañ dëgg waxuñu dëgg xamuñu mais en tout cas ñun sénégalais yi nañ ànd ak moom bu ñu demee nag ba mu pare ñun ci suñ bi bu dee dañ koy porter plainte fii Sénégal ndax suñu wala lu mu def ñu lijjanti ko fii ci subi mais vraiment buñ ko jox ci verdict mondial bu gars yi di dal ci kawam ba pare ñun ñu koy kii. man daal li ma retenir mooy alalu askan bi dafa am ni ñu ko war a yoree. moom daal mi ngi bëgg a seetal deram président teg na ay maanaam projet de loi boo xam ne dafay maanaam wone transparence bi nekk autour effectivement de l'attribution des concessions de pétrole. yàlla na jëm kanam Sénégalais yëpp seen xel dal li ñu xalaatoon lu ñaaw lépp deñ loolu laa gëm. loolu mooy sama xalaat en tant que citoyen. pétrole bii daal yàlla na ci yàlla def ndox mu sedd. yonent yàlla daaw la na ngeen ci ñaan pétrole bii parce que lii nii ñun ñàkkoon bañ am pétrole sax moo gën. te ne ci jàmm ñun taluñu ñun dëkk bu ndaw lañ 14 millions d'habitants lañ. taluñu ay coow fii coow bu nekk am na fii waaye xola. non mais en fait yàlla na ko def. mais tu sais lan laay côté ban laay waxee. dama gis dëkk yi am pétrole yëpp. non dëgg la coow dafa am. pétrole daal dafa mel ni dafa ànd ak seytaane. pétrole daa mel ni dafa ànd ak iblis daal. mais xam nga dafa am benn affaire tamit bu am gis nga xola problème yi mës a am si àdduna bi Afrique bi yëpp ñun yàlla daf ñu muccal dafa am ñaan daf fi am. amaguñu woon pétrole. waaw mais dañoo amagul woon pétrole mais billaay di nga xool ni ma la wax. amaguñu woon pétrole amaguñu woon ñun ay jigéen ñu rafet lañ am. wuy ma xoolal al déglu jàmm dafa xaar ma xoolal wuy ma nañu rafet njot billaahi loolu moo rafet naa njot mais ñun Sénégal xam nga lu ñu amoon. ñun ay jigéen yu rafet lañ amoon ay teraanga ñun foog jàmm am fii. mais léegi pétrole daf fay dugg. seytaane ñëw dara ok. yàlla na yàmm yàgg nga booy may seen ni muy reetaane ka dem yàq na ko. Mati Carter dina fi teew 11h pour doxal King Feeling ba 14h nekk leen si jàmm bon week-end bon pèlerinage.